bismillahi may bëgg a way sang bi jar di way soo xamul ki may bëgg a way mooy Amin ci Tiwaawan bismillahi may bëgg a way sang bi jar di way ana sopp di ziar waa Malikia TV yëpp di njëkk sant borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi di nuyu di ziar alxalifa sëriñ Aboubacar Sy Mansour di ñaan borom bi yàlla mu yokk fanam ak wéram yaatal suturaam yokk barkeem li nga xam ne yëkkati na ko di yeggale jumaawu Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakatihi yàlla may ko mu yeggale ko ak sago ñun ñëpp ñu bokk ko fekke ci délai yi nga xam ne moom la bëgg mu noppi ci yàlla na ko yàlla def di nuyu kilifa yi nekk ci wetam yëpp di ko jàppale suñu ci tuddee Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo mu yóbbaale ñëpp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu yeesal yërmande ak ngërëm ci awliya yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci barsax yi jaarale ko ci Seydina Cheikh Ahmad Tijani Cherif al Fatimi radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakatihi mu wàcc ba ci ñi nga xam ne ñoom ci ñoom lañu jokku ci càllale googule mu wàcc ba ci ki tax tey ñu daje muy Mawlana Serigne Abdoul Aziz Al Amin yàlla na nu yàlla taas ci barkeem Serigne Abdoul Aziz Al Amin nag li nga wax di ndax mënoon nañu wax ni régulateur social la defe naa ni bu ñu jëlee baatu Al Amin nga xam ni qualité la ci moom rek dana doy firnde ni régulateur social la woon ndax baatu Al Amin dafay tekki ki nga xam ne moom la ñu wóolu te baatu Al Amin tuddeewu ko boppam baatu Al Amin ay nawleem yu mu dundal jëflanteeg ñoom ñoo jël baat boobu la dàkkantale ko ni ñu ko defee woon ak ku tedd ki sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi laata ki nga xamante ni moom mooy Jibril di wàcc ci moom te bu ñu fàtte ni Jibril tamit qualité boobule baatu Al Amin boobule moom qualité am la woon moom tamit donc baatu Al Amin bi ci yonent bi la njëkkee te booba wax yu wàccul woon lu ko waralan jikko joo xamante ni amoon na ko ci lu ñu ko dénk mu sàmm ko lu mu fekkee luy yàqu mu defar ko lu mu fekkee lu baax mu gën koo baaxal ndax moom Al Amin daf ñu jàngal ni jullit lu baax taxu koo jóg lu gën moo ko tax a jóg loolu boo demee ci yeneen ci alquranul karim di nga gis ne ay yonent ci seen bopp baatu Al Amin boobu la du yonent yëpp ñoom la ñu wax ni baat bi mi ngi ci ñoom waaye yonent yëpp boo xoolee inni rasulun amin wax nañ ko seenu xeet waaye boo demee ci yusufa yonent yàlla yusufa di nga fekk baatu Al Amin boobu la ci moom boo demee ci Huud di nga fekk baatu Amin boobu ci moom boo demee ci Shuaybu di nga fekk ay doomam bi ñuy wax jëmale ko ci Seydina Muusa ni ko inna xayra man istajarta al qawiyul amin donc baatu Al Amin boobu la boo ko xoolee li mu tekki ca Jibril ba ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci yonent yooyu la ñu tuddoon moom mooy koo xamante ni nii tu es digne de confiance te être digne de confiance nekkul rek ci li ñu la dénk nii matériellement parce que li yàlla dénkaane ngay sàmm
te yàlla li mu dénkaane environnement bi la kéew mi ak li ci biir li mu yeewu loolu nag responsabilité universelle la kon responsabilité universelle boobu la képp koo xamante ni yaa ngi fexe ba lépp di tegu ci règle yi régulateur nga de manière globale maintenant boo ko jëlee de manière spécifique Serigne Abdoul Aziz Al Amine boo xoolee réewum Sénégal dafa nekk réew moo xam ne réew mu yàlla baaxe la ndax waaso yi ni nu bare ak diine yi ni nu wuutee ak la ca mën a juddoo lépp ci ñàkk déggoo goo xam ne mën na dem ba jur safaan yàlla dogal na ci réew mi am ay nit ñoo xamante ni fexe nañu ba loolu nga xam ne dafa bari te wuute ñu fexe ba mu nekk lenn mu am lenn loo xam ne ñoom ñoo koy bokk di ko sàmm Serigne Abdoul Aziz Al Amine ci loolu la nekkoon boo ko gisee mën nañ ko jël ci ñaar yi nga xamante ni ñoo gën a grave wàllu diine ak wàllu politique ndax bii dafa jëm ci pas-pas te dafa xóot ci nit bii dafa jëm ci bëgg-bëgg te dafa jege bakkanu borom boo jëlee ci wàllu diine Serigne Abdoul Aziz dafa nekkoon ndawal magu diine yépp moo xam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké la radiyallahu anhu moo xam Serigne Saliou la radiyallahu anhu moo xam Serigne Sidi Makhtar Mbacké la radiyallahu taala anhu nga xam ne moom la ñu mujjee gisanteeg moom ku ci nekk Serigne Abdou dafa nekkoon sa ndaw ci sa biir kër maam nekk sa ndaw ci sa beneen kër maam kon dafa nekkoon Hamzatul Wasli dafa nekkoon un pont ni ko turandoowam nekkee woon une diagonale ni ko turandoowam nekkee woon ci diggante tariqa yi boo ko jëlee ci waa Njaasaan nekk na seen ndaw boo ko jëlee si waa kër Cheikhul Hadj Omarul Fuutiyu nekk na seen ndaw ba ci foyer yooyu yëpp moom daf doon gàttandu loo xamante ni pënd la bu jógee fenn war a wàcc ci kër gi moo xam Tivaouane la moo xam feneen la pënd bu war a wàcc foofu te mu séen ko moom préféré na pënd bi fatt bëtam moom ko mu fatt bëti kilifaam yi gis nañ ko mu doxal ko ci kër yëpp y compris kër Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala an boo ko jëlee ci wàllu diggante diine yi muy chrétien yi ak jullit ñi Serigne Abdoul Aziz ci yar bi mu nu yar daananu nettali li nga xamante ni ay digal la yu jóge ci ay kilifaam ak expérience yi mu am ci àdduna y compris avec les hommes politiques ba bi Senghor di ñibbi def wër këru diine yëpp di dellu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiallahu taala anhu nafaana bi barakatihi ni ko gunge ba ci otoom mu ne mu gunge ko ba ci otoom Senghor ni ko yow nag pareeguma ak yow am nañu beneen waxtaan mu jox ko rendez-vous Popenguine mu fekk ko fa ñu waxtaan bokk na ci li mu waxtaan ak moom yaakaar gi nga xam ne am na ko ci moom Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine ci mu nekk puso ci diggante tariqa yi mais yi tamit mu nekk ki nga xamante ni dana bokk ci ñi sàmmal yàlla njabootam yi mu am ca Sénégal te duñu sujjóot ak seen jë ci suuf muy mbokku chrétien yi parce que li ma sama waajur wax ni ma yàlla amul doom wante am na njaboot te ñooñu ci njaboot yàlla yi lañ bokk Serigne Abdoul Aziz bokkoon na ci li mu xamoon di ko dox ak ñoom gis nga li ma la doon won fii nii benn texte la boo xam ne ki ko bind mi ngi tudd Abbé Léon Diouf moom tamit wuyu ji na boroomam Abbé Léon Diouf di sargal Serigne Abdoul Aziz Sy bi mu génnee àdduna ak di wax
taxawaay bi mu amoon ci diggante chrétiens yi ak musulmans yi ngir jàmm am ci réew mi ku nekk ëllëg yàlla moo xam lu ko soob mu jëfale ko ak yéen ak ñoom loolu ma wax noonu moom moo ma ko jàngal moom moo ma wax ni ma yàlla ku ne yàcc rek la amalul affaire képp ku nekk la nga nekk di ca def yàlla ma ngi la cay sagal ba ëllëg mu seet lu ko soob mu jëflante ko ak yow donc baat boobu ma wax ni ba ëllëg mu seet lu ko soob mu jëflante ko ak ñoom moom moo ma ko jàngal moom Serigne Abdou ci wàllu politique dafa nekk espace boo xam ne espace su xëccoo la espace su xëccoo la boo xam ne le Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakatihi doon wax politiciens yi benn conférence bu mu doon defal ñoom Adja Aram Dieng yal na yàlla yërëm ko fekk élection di war a tàmbali mu ne leen maa ngi leen di ñaan bu ñu toppandoo tubaab yi ci wàllu campagne électorale ndaxte ñun ak ñoom bokkuñu ñoom dañ leen seetaan bindee leen ci ñàkk kersa ñun dañ ñoo mooñee kersa Serigne Cheikh mooy wax mu ne bu ñu génn ci liñ ñu mooñee ba bàyyi ba suñu xol tàng bay bax ñuy waxante ku nekk di wax sa moroom la gën a ñaaw parce que politique comme espace su xëccoo la boo wutalul sa bopp aw digg wudul jéggi mën ngaa sànnaar Serigne Abdoul Aziz nag képp ku miin saalam boobu di nga xam ni politiciens yi yëpp parti politique yëpp ak syndicat yëpp bu bët mësaana xonq daana nu fa ñëw waxtaan ak moom mu dékk la noppam ubbil la xolam bu delloo ci biir néegam ba tëj ko segg la muy segg ba lu sell génn ca bu ko génnee bu ko waxee askan wi rekk yoon am gis nañu mën naa ci joxe peut-être ñaari exemple benn bi gis nañu diggante président Abdoulaye Wade ak président Idrissa Seck bi nga xamante ni dem nañu ba fenn fi gis nañu taxawaay bi mu ci am ba yàlla dogal ñu daje parce que moom Serigne Abdou moo ñu jàngal ni shu'uban wa qabaila li taarafu boobule ngir ngeen xamante nee na ngir ngeen jëriñante la mais il faut rencontre am en fait Serigne Abdou am na benn philosophie de la rencontre bu mu am maanaam am na benn falsafa bu mu am ci jokko ci daje parce que bu daje amul dégloonte du am te bu dégloonte amul réeroo yi day gën a yokk donc boo ko jëlee ci exemple sur le plan politique di ngay gis ni ñàkk a waxante ñàkk a daje ñàkk a waxante dana yokk réeroo moom nag mu fexe ba nit ñi di daje di waxante lu ñu ànd après baax na gis nañu aussi benn exemple boo xamante ni dama am sama benn mbokk bu ma wax bis ni ma yow dégg naa ñu ne sa turandoo sa xarit la ma ne sama turandoo de man bëgg naa ko lool mu ne ma waaw mais doo waxtaan ak moom boo yenn attitude yu muy jël ak yenn discours yu muy jël envers l'État ma ni ko diw sama turandoo day mooma yilif sama papa moo la yilif sa papa ñun ñaar nag dañu toog suñu salle di naan ataaya di seetaan télévision moom bu toogee il a tout le Sénégal derrière lui et il a l'avenir du Sénégal devant lui kon li muy wax ak a jëf bokkul ak ñun ñuy gis benn palanteer mooy palanteeru télévision bi ñu toog ba jëmmi jamono mu woo ma vers 11h ma yëkkati mu ne ma Serigne Dey dafa mel ni yey nga ma ni ko ci lan mu ne ma li ma la doon wax bis naan la nga waxtaan ak sa turandoo nangam ak nangam loola de bu ñu maanaam bu meloon noonu bu defoon la ma bëggoon kon tey jii du mën a réussir li mu réussir ma ni ko lan la réussir ndekete booba ca guddi ga Serigne Abdou président Abdoulaye Wade dafay inaugurer
statut de la renaissance africaine parti politique yi ni dañuy marche te président Abdoulaye Wade en tant que président de la République am na ay gan yu fii ñëw te gan dañ koy teral ñii tamit nii dañuy marche am nañ ci sañ-sañ suma turandoo radiyallahu anhu wa nafaana bi barakatihi al amin di ci dox di ci wax ba mu am terrain d'entente ñii di marche nañu marche ci suba si président Abdoulaye Wade ak i ganam ñu bàyyi leen ñu dem inaugurer seen mbir mu ne ma nag bu fekkonte ni la ma la waxoon position yi ma bëggoon mu di ko jël doon na ko jël kon lii du ko mën ma ne ko la ma la waxoon laa lay répété moo ma yilif sama baay moo la yilif sa baay te bu toogee Sénégal moo nekk ci ginnaawam avenir u Sénégal moo nekk ci kanamam loolu xereñ googule nga xamante ni am na ko li ko may mooy Serigne Abdou ku teey la Serigne Abdou ku mën a déglu nit la mais Serigne Abdou ku xam histoire u Sénégal la globalement ku xam nit ñi nga xam ne ñoo defar histoire u Sénégal la teeyaay boobu la ak xam-xam boobu moo ko mayoon mu mën a nekk régulateur bi nga xam ne nekk na ko joxe naa ñaari exemple yoo xamante ni mënoon luñ ko yokk ci wàllu syndicat enseignant yi ci wàllu relation internationale même diggante Irak même question politique bu Irak Serigne Abdoul Aziz Sy intervenir na ci donc régulateur social boobu lay nekkul loo xamante ni dañ koy maanaam du lu ñu fent du lu ñuy sos du lu ñuy ràbb lu ñu dund la ak moom lu Sénégal dund la ak moom ci anam yépp nag li ma la waxoon ci tàmbali gi nag mission la boo xamante ni baatu al amin bi rek boo ko jëlee dana ko symboliser dale ko ca yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baatu al amin bi ca ba muy yëkkati xeer wa ñu war a defar kaaba ga xajarul aswad ku nekk ni maa koy teg mu trouver solution wu attention bu ko ku nekk ne maa koy teg du tegu te ñi ko war a teg bu ñu xeexee ba jóge fii ndax aw xeer lu mu màgg-màgg ndax jar na ko li Cheikh Hadj Omarul Fouti radiallahu taala anhu wa nafaana bi barakatihi di wax ni bakkanu doomu aadama moom moo gën a sacré kaabatullahi donc loolee ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam defoon ba fexe ba ñu ànd yëkkati xeer wa teg ko ci benn étoffe benn piis ñu yëkkati ku nekk jël aw laf bi ñu ñëwee ba war koo teg moom mi nga xam ne ñëpp doyloo nañ ko mu yëkkati ko ci loxoom yu tedd yooyu la teg ko jàmm nit ñooyu loolu le Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine doxalee moom tamit toute sa vie durant ci wàllu diine ji ci biir këru diine yi ba ci association islamique yi bu ñu amee yenn ñàkk déggoo yi Serigne Abdoul Aziz Sy woone leen ñu toog mu fexe ba déggoo am ci seen diggante donc ci wàllu diine ji te yamalewu ko ci tariqa bi ci wàllu diine ji te yamalewu ko ci tariqa yi nga xam ne turuqu suufiya rek la ci wàllu diine yi te yamalewu ko ci l'islam bi kese wax naa leen lii nga xamante ni Abbé Léon wax na ko ak délégation wu évêque yi ñëwoon jaale si te Serigne Babacar Sy Al Amine nga xam ne mooy taawu Serigne Abdou dalaloon leen kaddu yu ñu yëkkati wane na ni Serigne Abdou régulateur la woon ci biir réew mi sur le plan religieux sur le plan politique dégg nañu aussi gis nañu ci suñuy gët dégg nañu li nga xamante ni homme politique yëpp wax nañ ko yàlla na yàlla yokk leeram en général bu ñu nee régulateur social dañuy xool rek les espaces conflictogènes wala conflictuels muy politique ak diine mais régulateur social yu Serigne Abdou xam nga wax naa ni le régulateur social la parce que dafa am benn responsabilité universelle boo xam ne moom daf ko yëgoon
mu jëm ci environnement bi ak lépp luy dund. gis nga ci wàllu santé Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine maa ngi fi ak benn photo boo xamante ne ni su ñu paree ma won la ko. gis nga dafa amoon Nigéria xam nga dañu def ay vaccin yoo xamante ni bu ko xale yi ñàkkoo day wàññi feebaru polio, feebar bi làggalaate. àdduna bi yëpp polio jóge woon na fi ba mu des ñaar wala ñetti réew yoo xam ne ay réew yu jullit lañu. bokkoon na ci Nigéria. boroom xam-xam yi Nigéria yi nag taxawoon rek ni ñàkk boobu daal ñoom wóoluwuñu ko. ñu def ay test dugal ko ci ay laboratoire yoo xam ne ay jullit ñoo ko saytu. bi nu noppee ngir seen xel dal fii la ñu defee si conférence boobule pour wan leen loolu Serigne Abdoul Aziz Al Amine moom mooy ki présidé woon ak président de la République son excellence Macky Sall ñoom ñoo présidé woon jotaay boobule borom xam-xam yi jóge ci àdduna bi yëpp. mais waa Nigéria ak seen mufti ak Amirou Kano ñoo fekke ko plaidoyer ba Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine moom moo ko def. su ma juumul texte bi mi ngi ak man. su ma juumul mën naa ko xool ci suma ay këyit. loolu dalay wan lu may wax parce que dafa am ay mbir yoo xamante ni du politique rek moo mën a indi fitna bi. xam nga xëccoo yu mel noonu mën na indi askan wu nekk ci fitna parce que ay xale yoo xamante ni leen di menacer mën na nekk seen wér-gi-yaram ñu ànd ak aw laago dootuñu mën a jox la ñu yéene seen réew. loola tamit kenn xamul lan la Serigne Abdou taxaw na ci loolu. gis nga wàllu xeex cancer xam nga l'ICRA dafa am benn ligue boo xamante ni ay médecins ñoom ñoo ko mettre en place ñoom ñoo ko taxawal pour di yee nit ñi ci wàllu xeex cancer. Serigne Abdoul Aziz Al Amine bokk na ci ñi leen daan dimbali ak di leen jàppale ci wàllu googu la pour yee doomu aadama yi ci danger bi nga xamante ni cancer am na ko ak nuñ ko mën a moytoo. am na ci benn jotaay boo xamante ni ci mbaaxam man la yabaloon ma dem toogal ko fa mu jox ma message am ma délivrer leen ko. soo jëlee ci li ñuy tuddee santé de la reproduction maanaam wér-gu-yaramu ndey ak xale ak wér-gu-yaramu nasl tey jii ñu bari di ko xeex lu jëm ci wàllu organisation des naissances planification familiale lu jëm ci wàllu wér-gu-yaramu ndey yi lu jëm ci wàllu wér-gu-yaramu xale yi. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ doon jàppale médecins yi ak jigéen ñi ci ñu comprendre essence su maanaam li nga xam ne moo yuqu xeex nu mu tuddati naissance rapprochée ay njur yu jegeyaantoo lool di lor li ñu tuddee nef di lor jigéen di lor doom ak njur goo xamante ni dafa fekk nit ki mag muy indi ñu am ay doom yoo xamante ni dañ leen di tuddee ay trisomie ak defe na yooyu yëpp Serigne Abdoul Aziz Sy texte yi nga xamante ni dafa am na si yoo xamante ni man téye naa ko. loolu yëpp c'est dans le cadre de la régulation sociale parce que société du politique rek ak diine. société politique la diine la développement la famille la lan mooy stabiliser famille yi ak wàllu njàng mi ba ci wàllu njàng mi gis nga daara moderne yi moom Serigne Abdoul Aziz Sy bokk na ci promoteurs yi ñi nga xamante ni dañu koy yanu yëkkati ko jëmale ko kanam ndax bokk na ci li munu jàngaloon moom Al Amine ni dañu war a doxe sunu ay ñaari tànk man bés bu nekk damay wax dañu war a doxe sunu ñaari tànk mais du samay kàddu moom moo nu ko jàngal. dañu war a doxe sunuy ñaari tànk li nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyi muy diine ji alquran bi fiqhul maliki sharia bi ak aqida ashariya ak tilawatul quran bi riwaayate warsh loolu def ci
téye woon bu baax a baax mais bi ci des mooy jàng li nga xamante ni moo ñuy may ñu dégg àdduna ba mën a jël li ñu jàng ci diine jokkale ko ak àdduna ngir àdduna jag loolu moom moo waral moom bokk na ci ñu defoon promotion wu daara moderne yooyu nga xam ne dañuy boole jàngale alquranul karim ak diine jéeg la mu laaj lépp ci xam-xam mais jàng àdduna aussi ba ñu bañ a réer ci àdduna bi nga xamante moom la ñu dund bon boo xoolee régulateur social bul ko yemale rek ci wàllu politique bu fitna amee ba gaa yi génn ci mbedd mi nangam ak nangam mais lépp loo xamante ni mën na indi fitna sax ci secteur yi ma la wax te lépp aju ci nit moo xam wér-gu-yaram la moo xam éducation la wàllu xam-xam moo xam santé la moo xam même relation internationale la moo xam lan mooy stabiliser famille yi ba njaboot yi nekk ci jàmm loolu lépp sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine bàyyi na fi leçon yoo xamante ni dafay tax askan bi seenu déggoo nekk déggoo gu gën a dëgër ba pare gën a sincère xam nga bâtisseur dafa am koo xamante ni dafay tabax ay xeer rek mu mujj nekk ay ruines am koo xam ne dafay tabax ay arwaax ñu éclairer l'univers ñaar yëpp nag la Serigne Abdou nekk bu fekkente ni dañ koy yemale ci bâtisseur en tant que kuy tabax penc yi la ñu soxla ci ay infrastructure da ngay njëkk a am vision Serigne Abdou dafa nekkoon visionnaire maanaam dafa nekkoon koo xam ni gis-gisam dafa gudd gis-gisam dafa yaatu mais li muy nekk visionnaire di xool lu gudd Serigne Abdou man gisaguma ku pragmatique comme moom parce que ambition yi mu am ambition yu élevé la mais da koy organiser ci ay moyens wam di ko def tadrijiyan étape après étape Serigne Abdoul Aziz bâtisseur la boo xamante ni nii li ma waxoon sànq conscience universelle bi moo am responsabilité universelle bi mu am moo tax Serigne Abdou moom tabaxul këram xam nga Serigne Abdou bon si dans les 10 dernières années dans les 20 dernières années la am kër du dëgg gis-gisam moo doon la communauté te communauté bi nga xamante ni moom mooy gis-gisam xam dafa am communauté boo gis dafa am espace de ralliement xam nga jullit ñi seen espace de ralliement mooy Makkatal Mukarrama fa lañ leen di woo une fois par an bu ñu demee ñu yeesal seen pas-pas delluwaat redéployer wu ci seeni réew Tivaouane mooy espace de ralliement bu waa kër Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu mais du seen espace de résidence ku nekk fa nga nekk mooy sa espace de résidence mais sa espace de ralliement boo fa ñëwee Serigne Abdou loolu la bëggoon ko bu ñu ñëwee ci espace de ralliement bi nga xam ne ñun ñëpp dañuy rallier wu bu ñu ñëwee déglu message yi nga xam ne moom la kilifa yi joxe Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh Malick radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakatihi ba ci moom mi nga xam ne moom la ñuy wax ci moom jaarale ko ci magam yu baax yëpp yal na yàlla tas ñu ci seen barke suñu dégloo message yooyu ñu redéployer wu ci suñu ay espace de résidence la ñu jëlee Tivaouane ñu tabaxee ko foofu mais espace de ralliement aussi dafa war a am lu mu symboliquement dafa war a am ay monuments Serigne Abdou une fois toog nañu mu di ma jàngal parce que man du ma wax ni toog nañu ñuy waxtaan parce que sa moroom ngay waxtaanal nit booy waxtaan sa moroom ngay waxtaanal mais ab sa sëriñ moom daf lay jàngal même bu fekkee c'est sous forme de conversation daf lay jàngal après ci biir jàngal boobule si la ma wax ni cité yi li tax ñuy jóge ci cité dem di seetaani beneen cité parce que dafa am ay monuments yu fa nekk dem nag monument ñaar la dafa am monument yoo xamante ni ay xeer la yu ñuy gis ak monument yoo xam ne ay jëmm la yu fi nekk ak yu dëddu Cheikh El Hadj Malick monument la
mu ne nag monument yooyu nga xam ne ay xeer la yu ñu fiy bàyyi bokk na ci symbole yi tax nit jóge dëkk ba dëkk di ko xool te jóge dëkk ba dëkk di ko xool mën na jur ci moom mu soppi aw doxalin. donc loolu moo taxoon vision boobu mu taxoon moo tax mu bëggoon defar Tivaouane mu nekk dëkk boo xamante ni la communauté bi di soxla bu ñëwee ci ralliement dana ko fa fekk nga gis mu commencé ko ci salle de réception li ma la wax ni la vision bu gudd la am mais dafa pragmatique te ku doylu la xëy na sax loolu duñ ci dugg mais ku doylu la léegi nag ci pragmatisme boobule mu commencé ci li nga xamante ni moom la jekku mais xam nga sunu boroom wolof yi dañuy wax xaqiqa ku nekkal yàlla yàlla nekkal la mu nekk ci moom Serigne Abdou bokk na si li ma jàngaloon te mu doxale ko boo nekkee ci mbir nga waxtaane ko ak ñu ngi ko war a waxtaane te nga jóg def ko te bu ci xaar kenn donc mu nekk ci te xaaru ci kenn ci salle de réception boobule ci jumaa wu Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala te xaaru ci kenn ba mbokk yi ak taalibe yi gis ni lii kat lu fi war a nekk la ku nekk jóg jéem ca la nga mën ba sunu boroom ñëw ak président de la République parce que ces monuments Tivaouane moomu ko parce que Tivaouane ajuwul ci asamaan ci biir Sénégal la samp kon Sénégal moo ko moom et comme Sénégal moo ko moom ay doomi sénégalais ñoom ñoo fay dem jar na état bi dugal loxoom ci loolu nga xamante ni njëriñu Sénégal la sur tous les plans nag sur le plan infrastructurel comme sur le plan culturel comme sur le plan religieux comme sur le plan social et même sur le plan économique parce qu'il y a toute une économie qui tourne autour de ça donc vision boobule moom moo ko indiloon mu bëggoon a tabaxee Tivaouane noonee ba tey jii gis nañu li nga xamante ni moo fa nekk en termes d'infrastructure te lii nga xam ne moom moo fa nekk en termes d'infrastructure parce que li am solo ci un bâtisseur moom mooy bu dëddoo ñamu bàyyi gannaaw du ñu nangu la ñu fa ba mu ràpp te du ñu nangu la ñu fa ba mu yem fa donc il faut que ñi ñu bàyyi gannaaw nekk ca tànki ñooñee gis nga tey xalifa bi Serigne Aboubacar Sy Mansour yàlla na yàlla yokk wéram yokk fanam mottali yéene projet bi mu yëkkatiwaat ci jumaa wu Cheikh El Hadji Malick nga xamante ni c'est un projet structurant un modèle économique loolu yëpp dafay prolonger vision bi nga xamante ni Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine amoon na ko en tant que bâtisseur infrastructure jaan parce que li tax man la Serigne Abdou dafa pragmatique nekkul nit koo xamante ni dafay disperser ay force am nañu def fii lii nañu def fii lii nañu def fii lii nañu def fii lii dafay concentré wu si benn mbir ba mbir mooma sotti mbir moomee nag moom mooy métastasé mooy juraat yeneeni mbir feneen Serigne Abdoul Aziz donc c'est un bâtisseur boo xam ne soo xoolee li mu bàyyi gannaawam Tivaouane joxoñ la pour ñun ñi nga xamante ni ñun la bàyyi gannaawam en tant que talibé ak ñi nga xamante ni ay njaboot lañu ci waa kër Cheikh El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala mais boo ko yemalee ci Tivaouane googu rek dafay gàtt xam nga Serigne Abdou wax naa la ni léegi dafa am kuy tabax jëmmi taax ak kuy tabax nit bi muy jiite fédération des associations islamiques fédération nationale des associations culturelles musulmanes du Sénégal la tuddoon mu jéegi ñu gàttal ko muy fédération des associations islamiques mu jiite ko moom ak rahmatullahi alayhi El Hadj Moustapha Cissé nekk secrétaire général bi ak mbokk yu bari yu bokkoon ci organisation islamique yi ci ñëw jàpp ci li nga xam ne moom moo doon seen vision moom moo doon li ñu waxoon sànq ni daf ñu wax ni nañu jéem a doxee suñu ñaari tànk taxawal ay école yoo xam ni ñu la wax ni booba daara moderne xaajul bay xew
ay écoles yoo xamante ni dañ siy jàppale doomu réew mi ñu mën a jàng seen diine xam seen àdduna. école bi nekk Point E Tafsir Ahmadou Ba ci école yi ñu tabaxoon la. am na beneen bu ñu tabaxoon Pikine te une chaîne d'école la waroon a nekk ci réew mi. donc vision boobu mu amoon que ñu tabax ci réew mi ay structure ay foyer ay kër ay daara ay école yoo xamante ni ci la ñuy tam-tamalee ruuxu nit ñi ba mu ratax ba nga xamante ni dañu mën a alawtiku li borom bi di wàcce ci ñoom jaarale ko ci alquranul karim ba pare jëfe ko. vision boobu lay vision wu bâtisseur la plus li ñu la wax ni Tivaouane vision wu bâtisseur la waaye moom ci bâtisseur gi yëpp fàtte woon na këru boppam waaye xëy na la maamam waxoon Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu dafa fees ci boppam ba muy wax ni maa ngi lay gis yaa ngi tabax ci kër goo xamante ni dañ la fa ganale mu ko waxeeti woon ala ayyuhal baani mahalla diyaafatin alam taalam anna al jalaa qaribu. xëy na moom loolu la gisoon moo tax mu tabax loo xamante ni ci mission wu yàlla la bokk ba fàtte kërug boppam xëy na xamoon na ni kërug boppam mooy foofee mu tëdd yàlla na yàlla yokk leeram. sànq rek bi ñuy wax si wàllu bâtisseur xëy na sax am na aspect bu ñu fàtte woon moom mooy bibliothèque yi parce que la mu waxoon ni 1986 dama dem seeti ko mu ni ko man di góor gi dama bëggoon nga ñaanal maa ngi ko fekk école fédération bi ma lay wax booba dama bëggoon nga ñaanal ma am xam-xam mu ne ma ñaan gi de xanaa tabarkàlla waaye nag xam-xam bi mi ngi ci téere yi mu ne ma ñemeel téere yi rek Serigne Cheikh daf ma waxoon ni ma bul bàyyi benn bëccëg mu jàll te jàngoo ci doonte benn araf la ni ma loolu rek laa lay dénk li ci des nag ku ragal yàlla yàlla xamal la loolu mu waxoon daf koy jëmal parce que sëñ Abdou dama ko daan yenn saa yi takiné dama ko daan tooñ su ma ñëwee fekk téere yi bëri waaw góor gi téere yi nag mu ne xanaa xool bàyyi ku ci rocc nag mu ne ku ci rocc ñu rocc la de waaw kon baax na tabarakallah. bibliothèque xam nga vision boobu la ma doon wax nit Serigne Abdou dafa bëgg nit bu xam ne nit bu nasaxe la nit bu cohérent ci wàllu pas-pasam ci wàllu xam-xamam ci wàllu yitteem ci wàllu xam-xam bi moo indi école yi ak bibliothèque bi ma lay wax ni mais li nga mujjee wax nag dafa important Serigne Abdou yàlla defal na ko wax dëgg suñu borom ndaw lu ko déggal yàlla mën na la baaxee nga tegu ci yoon ndaw lu ko sopp def ko royuwaay yàlla mën na la baaxee nga tegu ci yoon te Serigne Abdou dafa am benn jikko boo xamante ni yombul moom mooy désintéressement parce que dafay def rek te yàlla tax gis nga li nga wax nii nga xam ne ci baaxam vision am gis-gisam ak duufal gu mu mën a duufal pas-pasu jeune ci la ñu ko réaliser moo xam ak sëñ Fatala moo xam ak ñoom Abdourahmane Paye loolu lépp Serigne Abdou mënoon na koo def ba pare def ko muy moomeelam lii maa ko moom sama njaboot la nañu may ñëw di ma ziar si di ma indil addiya déedéet Serigne Abdou bu joxee orientation duufal ndaw yi gisanteeg ñoom jox leen xalaat ñoom ñu indi xalaat ñu parce que moom dafa nekkoon nit ku xaw a démocrate daf lay jàngal rek nag waaw wax nga présenté ko mu wax la ci xalaat nga wax xalaat après doxalal lii loolee lépp Serigne Abdou bu ko defee ci jeunes yi ba pare bàyyi leen ñu am autonomie parce que Serigne Abdou dafa nekk koo xamante ni moom gëmul aliénation dafa gëm nit ku gore
nit ak ngor nga bàyyi ko mu gore nga bàyyi ko autonomie mais li ma waxoon benn bis ni ma nag dañu leen takkee buum gu gudd ngeen defe ne yéen a moom seen bopp waaye am na foo xam ne bu ngeen fa yeggee ñu xëcc ba ngeen xam ne du fu leen neex dem autonomie boobu muy bàyyee jeunesse bi pour que jeunesse bi am clairvoyance pour que ñu xam ne ay responsable lañu et que même bu ñu gisul jëmmi Serigne Abdou war nañu yëkk ruuxu Serigne Abdou ba xam ni am na ay limites yu ñu war te jéggi ci wàllu jëfin mais am na ay limites yoo xam ne dañ ko war a bëmax mu daanu parce que waru leen a téye jëm ci seen ambition bis def na waxoon ni ma Serigne Abdou keneen la incha allah gis nga da ngay fëgg bunt bi ñu ubbil la suñ la ubbilul nga fëggaat ñu ubbil la buñ la ubbilul nga fëgg bu dëgër buñ la ubbilul nga dajji bunt bi loolu xamul lan la woon pour wax ni yitte ji ñu war a am dafa am ay xawaajis dafa am ay contraintes yoo xamante ni du contrainte dara da nga ko faa war a yëkkati pour bouger loo société bi mu jëm kanam Serigne Cheikh Tidiane Sy radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakati leen wax koo xam ne dafa war a defar àdduna ñu bëgg laa tëj ci wanag du sotti il faut nga daaneel sàkketi wanag yi pour dem jublu ci àdduna bi donc loolu Serigne Abdoul Aziz def ci jeunes yi jàngal leen autonomie mais jàngal leen aussi ñu reconnaître limites yi nga xam ne waruñ ko jéggi ak limites yi nga xam ne dañ ko war a bëmax pour jëm kanam mais loolu lépp mu defloo ñu ko mu defloo ko xale yi defloo ko jeunes yi ci cadre éthique jikko daf ñu daan wax ni ñu nit ki yonent bi bàyyi na fi ñetti téeméeri vertu ak juróom benn fukk 360 vertu moom la ñu daan wax xam na ni kenn mënta dajal 360 vertu yi mais mu am yoo xam ne war nga ko ci jéem a ràngoo donc loolu nga wax ci jeunesse bi de mon point de vue sur le plan spirituel sur le plan organisationnel sur le plan citoyen même parce que dernière leçon bi ñu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine jox mu naa ñaari dernière leçon yi mu ñu jox du pour mag ñi pour jeunes yi la benn bi mooy vote mu dem voter ji mais acte civique boobule mais du pour mag ñi am 90 ans mais pour jeunes yi comprendre ni am réew li ma mës a wax bis ni ma réew mi moo ñu féete kaw ñun ñëpp kenn du ko bàyyi ñu yàq ko loolu leçon la pour jeunes yi comprendre ni am na benn implication bu ñu war a am ci biir réew mi teg ko ci responsabilité mais teg ko ci éthique beneen leçon bi ñu mujjee jox moom mooy taxawu gi mu doon taxawu xar yi ci tabaski bi nga xamante ni sama sang yi wax nañ ko di ay doomam ñoom Serigne Babacar ñoom Serigne Moustapha da ngay toog ñu defaral ñu seetal la ko mu leen kenn dénku leen ko man lañu ko dénk xool nga sens de responsabilité bu kenn dénku leen ko man lañu ko dénk kon maa koy taxawee mais loolu ñun la ko bàyyeel jeunesse bi la bàyyeel que ñu am sens de responsabilité dama daan wax Serigne Abdou musula yàqale responsabilité donc loolu mu def ci jeunes yi yëgloo leen pour ñu am connaissance de soi xam ñooy ñan xam ban place la ñu war a occuper ci société bi place boo xam ne du place bu ñuy occuper di ko buuxante parce que ñoo ko moom bokkul ak place buy xëccoog ñeneen place bi nga war a occuper nag boo ko occupé wul leneen occuper ko mu wan jeunesse bi ni place bii ngeen moom da ngeen ko war a occuper et de quelle façon et de quelle manière da ngeen koy occuper avec la manière xam-xam yitte jikko ju rafet ak namp ci leeri Seydina Cheikh Ahmed Tijani Cheriful Fatimi ci robinet wu Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu loolu pour man jeunesse bi war nañ ko ci redevable yëg nañ ko ñi ngi ko def mu nekk seen ndono nag parce que ñaar moo fi nekk ñu sàmm ndono li wala ñu sàggane ndono li mais defe naa ni Serigne Abdou jeunes yi nga xam ne jege na leen mu former leen ñu nangul ko ñu déggal ko teg seeni tànk fa mu leen joxoñ ñooñu du ñoom ñooy sàggane ndono du ci diine du ci réew xam nga man dama wax sama baay bis ma ni ko yal na yàlla yokk fanam moom tamit yokk wéram
dama ni ko bis man de góor gi soo ma tuddeewul woon suma turandoo ma màgg nga xam ko nii ma ko xamee ma tuddee ko sama bopp parce que Serigne Abdou c'est normal parce que xam nga nit bu ñu la ko tuddee déjà rek day mel ni seetu ci yow mais Serigne Abdou dafa nekk koo xamante ni amul lenn loo xam ne da nga ko ci xool te doo ci gis sang boo xam ne dafa am humilité gis nga sama benn collègue dañ daan waxtaan ci sama turandoo suñu waxee rek ma ne sama turandoo nee na sama turandoo nee na sama turandoo nee na bés nag mu am ay ganu américain ñu dem seeti sama turandoo mu dalal leen moom bu mu ñëwee man ànduma ca bi mu ñëwee mu ne ma oh professeur gis naa sa turandoo mais j'ai vu un aristocrate donc kookoy Serigne Abdoul Aziz mais léppam dafa sell man nag su ma doon résumer suma turandoo ma ne ban baat ngay wax ni moo ko qualifié damay wax fulla Serigne Abdou fulla lu muy def fulla la ciy def lu fulla jeexal na ci fu fulla jeexee dëpp na te loolu mooy li am solo ci doomu aadama parce que li Serigne Cheikh radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi di wax naan yonent yàlla aadama yàlla daf ni yonent yàlla aadama daal dama waxanteeg moom mais amul fulla walam najid lahu azman Serigne Cheikh nee na moom noonu la ko tekkee moom daal amul fulla donc fulla joojule mooy tax lépp lu ñu la dénk nga sàmm ko na nga ko war a sàmmee lépp looy dugg nga dugg ci ak sincérité ak désintéressement la nga xam ne moo cay jariñ fu mu jeexee nga yam fa man Serigne Abdou moo ko doon qualifié damay wax ni nit ko am fulla la su fekkee am na beneen qualificatif boo xamante ni mun naa ko wax damay wax ni nit bu am njariñ la nit bu yaatu njariñ la dama koy melalee souvent damay wax xale yi leen Serigne Abdou dafa mel ni benn multiprise ku capp rek am courant ku capp am courant rek dafa ne yow rek am courant fekk na ñeneen ñi capp ñëpp am nañ courant kooku moo di Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine nit la koo xamante ni nii am na fulla bari na lu muy wattandiku balaa muy dugg ci dara te baatu fulla bii ma lay wax gis nga bi ñu nekkee ndaw man bi ma amee 13 ans ba bi sama turandoo di wuyu ji boroomam vraiment maa ngi ci keppaaram gis nga bi ñu nekkee gone suñu xëyee sangu dem nuyu ji ko ci néegam doo génn mukk te waxu la bu leen dara jaral seen dignité baat boobule 13 ans laa ko tàmbali di dégg ci moom xëy na sax booba xaw ma nu muy wund bu leen dara jaral seen dignité waxtaan donc Serigne Abdou nit la koo xamante ni c'est un homme digne c'est un homme de vertu c'est un homme loyal lu mu xës jàppanteeg yow jàppante na kook yow c'est un homme fidèle ci li nga xam ne mag ñi bàyyil nañ ko ci waaye li ëpp solo mooy nit ku bari worma la Serigne Abdou wormal na kilifa yi ci Sénégal yépp kilifa diine kilifa aada dinaa pour wax la leen pour wan la ormay Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine xëy na ma terminer foofu Serigne Abdou président de la République dafa jël confiance am placé ko ci man pour ma diriger aj gi Serigne Abdou mooy sama kilifa mooy sama sëriñ mooy sama baay mooy sama lépp dañ daan ñëw di bokk ak moom ndogu mais at moomu ndogu li bi mu jotee mu ñëw fa seet si ko mu toog ci fauteuilam ñu tegal ko table am muy ndogu ñu toog di ndogu nii mu ne nañu indi fauteuil nañu indi table tegal ma ko fi ma toog ne ma jógal nga toog nii moom ne ma jógal nga toog ma toog ci fauteuil bi mu ne nañu indi table tegal ma ko ñu indi table tegal ma ko ma ndogu
ci table boobu la yàlla may ñu teg ci suñuy tànk ba fekki ko yal na nu yàlla taas ci barkeem yéen tam yàlla na yàlla barkeel seen liggéey malikiya kilifa yi ngeen nekkal foofu ñoom Maxtaar Abdou Aziz sunu sëriñ di Abdul Hamid ñooñu ñëpp ñu ngi leen di yónnee sunu ziar tabaarakallah di leen di encourager ci liggéey bi di ñaan yàlla mu defal leen ci barke. bismillahi may bëgg a way sangi bi jar di way soo xamul ki may bëgg a way mooy Amin ci Tiwaawan bismillahi may bëgg a way sangi bi jar di way